ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci benn doomi aadama boo xamante ni depuis ay at mu bokk ci ñi nga xamante ni ñi ngi défendre valeur ci biir réew mi ak li nga xamante ni mooy ngëm muy Mame Matar Gueye. dëgg lay jamono ci ginnaaw am na ay pàcc yoo xamante ni ànduñu ci ak ñoom muy waa ONG Jamra ci doxalin dëgg la ñëpp ay juum ñun sax ñen saa ñu juum ay abonné bind ñu ne ñu lii kat bu leen ko waxati wala boo leen koy abordé ngeen waxee ko neneen def leen nii ak nii beneen yoon te dañ ciy bàyyi xel parce que ñooñu defar moo leen tax a jóg. leneen aussi am na mooy chaîne bi di Xalaat TV pour exister wala am notoriété du tax ñu xarab ñi nga xamante ni depuis lu yàgg ñoo ngi xeex pour valeur ñoo ngi xeex pour diine ñoo ngi xeex contre mbon ñoo ngi xeex contre defkatu ñaateef yi nga xamante ni li ñu bëgg mooy yàq suñu réew mi. au contraire dañ leen di dooleel expliquer sénégalais li nga xam ni ñooñee liggéey nañ ko suñu réew te musuñ ci xaar alal musuñ ci xaar itam ngërëm Mame Matar Gueye bokk ci yooyu sénégalais. li ñu seetlu nag mooy depuis un certain temps ay nit ñi ngi mën ay campagne de diabolisation maanaam fexe ba présenter Mame Matar Gueye ci bëtu sénégalais yi comme nit ku tekkiwul dara. parce que li muy xeex arrangé wu leen bu ñu sañoon mu tëj làmmiñam wala mu génn àdduna ñun ñëpp ñoo yëgandoo yaakaar naa ni disparition wu doomam bu jigéen dafa réeroon wala dafa nekkoon ci leneen suñu borom rek a xam mais gis nañ ni kenn ci ay takk der ñu koy woowee Ndiasse Dioum profité ci occasion boobu noonu alors que xale bi ñu ngi koy déglu pare guñ mu def ab déclaration kenn xamul la ci jublu pour que askanu Sénégal dal ci kaw Mame Matar Gueye comme quoi que yarul njabootam. Inspecteur Yade qui est chargé du dossier. mu ngi nekk en cours d'audition ak xale bi te xale bi déjà dafa xaw a mel ni sax ku lucidul joxe na 50 versions ak lu topp dama doon def jógi nga dama fanaan sama benn kër xalit ak dama doon dem feek dem faa ñu ngi koy auditionné une petite fille de rien du tout à peine 18 ans paree guñu mu ngay tiit di lappi-lappi ndax mosul dugg police waaye yow ci chargé des relations publiques de la police doo ànd ak sa sago ba xam résultat audition bi lu muy joxe au lieu de ça le lieutenant Ndiasse Dioum avec une précipitation suspect dem ci rajo yi yàq sama der yàq deru xale bi yàq deru famille bi naan y a pas eu d'enlèvement fan la déggee enlèvement sama plainte ngi nii ci commissaire Bara Sankhale y a le plus petit mot enlèvement dama ne ma fille a disparu mu ne y a pas eu d'enlèvement xale bi dafa demoon fanaan ci benn auberge ak faram avec une précipitation qui frise la haine lieutenant boobu nag amel na ma àq ba fi àq mën a yem pour un dossier qui était en cours de traitement te pareegul ndax xale bi affaire bi metti na ko ba mu yégée ne lii la waa ji wax mu ngay jooy nee na dee sax. Je prends à témoin toute l'opinion publique et internationale que lu mënti dal sama doom le lieutenant Ndiasse Dioum, chargé des relations publiques de la police, il en portera la responsabilité morale devant Dieu et devant les hommes. ndax blessé na sama doom traumatisé na ko à vie parce que ëllëg elle doit fonder une famille comme tout le monde mu taxaw tey ci rajo yi moom le chargé des relations publiques avec la police dal di ne kii dara dalu ko dégg nga dafa fanaan ci benn auberge ak faram tooñ na ma ba fu tooñ yàlla yam dem naa nag léegi ci kilifaam le commissaire Bara Sankhare boole naa ko waaw léegi ñoom ñu ngi seet nu ñu koy gérer à l'interne waaye tooñ nañu un dossier ñu ngi koy entendre te xale bi xelam stable jóg yàkkamti dem yàq suñu der ci rajo yi il en portera l'entière responsabilité lu ci mënti am wax naa ko autorités yi nag léegi yéen opinion bi yéen a ma dese woon wax naa leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. donc ñoo ko déggandoo moom Mame Matar Gueye ñun nag doomam intéressé wuñu moom Matar Gueye ci boppam moo ñu intéressé parce que dañu seetlu que ni comme niñ ko waxee sànq ay bés ci ginnaaw wala ay semaine wala ay weer ñi ngi teg ci kawam bi tuuma yu nekk duñu sax attardé wu ci kaawu doomam bi nga xamante ni dafa réer barki dee moo njaay parce que comme niñ ko waxee suñu borom rek a xam mais semaines yi weesu lu ne ñu ngi koy génnee ci presse bi ak ci yenn médias yi pour tëj gémmiñam moom Mame Matar Gueye première personne bi ko njëkk a attaqué ci internet bi publiquement mooy ab ndaw suñuy tuddee Calista Sy moomu noonu mooy scénariste série bi nga xam ne mooy maîtresse d'un homme marié muy ab série boo xamante ni Mame Matar Gueye daf ko mës a xeex parce que nee na ay contre valeur la ñuy véhiculer ci seen film bi
moom Mame Matar Gueye commencé di jot ay menaces bi mu tàmbalee jot yooyu menaces lan la ndaw soosu noonu di wuyoo ci turu Calista Sy def bind ci commentaire ne bësam moom xam naa ni dina ñëw lu yàggul nag. après loolu Mame Matar Gueye menacé woon ni moom itam day saisir yoon. ñu tegaat ci diir ab ndaw su jigéen sosalaat ko moom Mame Matar Gueye ci loo xamante nii mënoon na sax tas këram. ne cam paa bu ma xam la mu xam ma bu baax dañoo xamante yàgg ñëw sama kër ceeb yi ma fiy togg di leen direct di ko dugal ay publicité ma koy ceebal ceeb yu nii xamante nañu bu baax li may wax du ay sos awma temps boobu ci xale. gannaaw ba mu defee yile accusation ak xam li ko ci nar a fekk mu weddiwaat li mu wax yépp parce que xam na ni Mame Matar Gueye mun na ko yóbbu ci yoon bañ tëj ko. encore une fois di jéggalu bu baax waa Jamra dégg naa ñenn ñi ne dama wax ak Mame Matar Gueye dama wax ak moom ne ko day ñëw sama kër waxuma ba tey Mame Matar Gueye amul fenn fu ma tuddee Mame Matar Gueye sama làmmiñ jugul ci moom maa ngi jéggalu ñépp. bi ñu génnee ci cas bii nii journal bii di l'Observateur def ab dossier bu yaatu ci gi nga xam ne mooy Mame Matar Gueye pour lan chargé ko maanaam tuumaal ko sosal ko ni da doon distribuer ay capote te itam dafa bokkoon ci benn secte japonaise loolu la ñu wax ko ci boobi dossier ci seen biir journal bi te leen rek lañ ci jublu woon mooy waa ji bu mu jarati dara ci biir réew mi. donc suivre ngeen bu baax naka la ñuy tëggee ab campagne de diabolisation jëmale ko ci Mame Matar Gueye ba tey ni ñu yegsee ci histoire doomam bu jigéen bi. ñun nag li ñu ñor mooy Sénégal comme ni ñu amee habitude di ko def bu fekkee ne am na benn sénégalais bu ràññeewu ci benn mbir moo xam lu baax wala safaanu bu loolee nag amee ñun li ñuy laaj mooy sénégalais boobu noonu ba njëriñ la amal réew mi. est-ce que day xiirtal ndaw ñi ci mbon est-ce que dafay yëngu ci benn kuréel bu bëgg a naxasal valeur culturelle ak diine ci biir réew mi. est-ce que moom sax sénégalais boobee amal na njëriñ askanu Sénégal te lii lépp nag buñ ko seetee ci Mame Matar Gueye duñ ko ci gis ku ko xam yaa ngi ko xam ci xeex doomi aadama yi nga xamante nii dañu représenter danger ci suñu réew particulièrement jëmale ci ndaw ñi waaye itam fexe ba ni ñu mën a préserver jukko ju baax ak diine ci Sénégal loolu lañ ko xamee bañ na ko sax ba ONG bi nga xam ne fa lay jëngu muy ONG Jamra ab ONG la boo xamante ni mandarga diine la yor kon day baax bu ñu yegsee ci situation bii nii gis koo xamante ni ñun ak moom ñoo bokk li ñuy xeex ñu bëgg koo faagaagal ci bépp moyen di jaar ci bépp wet pour daggaay tànkam dañuy bàyyi lépp lu ñu doon def taxaw seetlu présenter Sénégalais yi kookee mooy kan épreuve yi nga xamante nii jot na koo jànkoonteel depuis ay at avant sax génération bii nii ñu ci bari di juddu ñu xamal Sénégalais yi jëmm joojee ak ban njariñ la amal réew mi parce que ñu mel ni Mame Matar Gueye bariwuñ ci réew mi am na mais bariwul maanaam ñoo xamante nii fu ñu gisee mbon ci biir réew mi taxaw bàyyi lépp lu ñu doon def xeex ko donc ñooñu bu ñu leen bëggee faagaagal yàq seen der ba dootuñ tekkeeti dara ci biir réew mi ëllëg ñen ñoo nar a taxaw pour xeexal askanu Sénégal te loolee nag ñun duñu ko mës a seetaan. ñu bari nag ci sénégalais yi jàpp nañ ni xeexu Mame Matar Gueye mi ngi tàmbalee ci xeex série sénégalaises yi nga xam ni ñàkk worma lañ fay véhiculer dañ koy teg suñu télé yi wala xeex lobby franc-maçon yi ak góor jigéen yi wala xeex li nga xamante ni mooy sinébar mais nit la koo xamante ni yàgg na xeexal Sénégal te nag ci bépp fànn. d'ailleurs ONG bi nga xamante ni fa la bokk muy ONG Jamra te ki ko fondé di frère am di Abdou Latif Gueye ñu ngi ko créé en février 1983 au début benn journal la woon boo xamante ni chaque weer lay génn mu nekkoon benn journal bu doon traité ay faits yi nga xam ni mi ngi xew ci société sénégalaise bi ñu transformé journal bi nag def ko ONG ci atum 1983 Jamra di gën a wóyal xeexam ñu gënoon leen ràññee ci li nga xam ne mooy wàllum sinébar d'ailleurs Abdou Latif Gueye moo tax li nga xam ne mooy njaayum drogue nekk crime biir Sénégal parce que ay temps mën nga di def li ñuy woowe trafic de drogue ñu tëj la ci ay weer nga génn am ay centaines de millions mais Abdou Latif Gueye bu Jamra moo defoon ab proposition de loi bi mu nekkee woon député pour képp kuy trafiquer li nga xam ne mooy sinébar buñ la jàppee teg la ay daan yu diis donc ñoom seen combat weesu na li nga xamante ni doomi aadama yi ñu ngi koy gis tey maanaam série yeeg góor jigéen yeeg yu ni mel. Mame Matar Gueye nag ñi ngi ko gën a ràññee ci atum 1987 boobu daanaka jeune la woon jamono jooju dafa amoon ci benn quartier bu naan Caaroy benn gox bu tudd Xurumbuki mu amoon benn réseau bu am doole boo xamante ni ay jigéen yu jaay seen bopp ñoo fa nekkoon ak ñi nga xam ne dañuy trafiquer sinébar Mame Matar Gueye collaboré woon ak jeune quartier boobu mëne benn opération xeex ak ñoom ba jëlee leen fa tas réseau boobu nga xam ne mi ngi fa woon di def lu jéggi dayo ci boobee quartier. yamu ci moom Mame Matar Gueye
amoon na aussi jamono jooju Mboro benn bar bu ñu doon woowee 5/5 bar la boo xamante nii da doon tëgg ay soirée huis clos ay jigéeni sénégalaise doon défilé mel ni leen seen ndey juree woon ay tubaab di leen photo ko filmer pour jaay ko bi ko Mame Matar Gueye yégee dafa porter plainte ki moom bar boobu noonu yóbbu ko ci yoon ñu àtte leen teg borom bar bi ay daan yu métti waaye itam tëj boobee bar. ba tey en 2000 chaîne française bi nga xam ne mooy Canal Plus doon diffuser Sénégal benn série bu ñuy woowee confession érotique mu doon am entre 18h jàpp 20h. Mame Matar Gueye ak ay yeneen collectif organisé benn marché national le 19 août 2000 pour sàkku ci Canal Plus arrêté di diffuser film boobu noonu ci suñu réew. ñu jébaloon benn mémorandum kii di maître Babacar Kébé jiite woon au conseil de l'audiovisuel nekk tey CNRA déposé itam benn mémorandum ki nga xam ne mooy Mamadou Diop Decroix nekkoon fi jamono jooju jëwriñ gi ñu dénk wàllum culture. ñu mujj am ndam ci seen xeex boobu noonu parce que chaîne bi di Canal Plus dafa mujj arrêté di teg série boobu waaye itam teg nañ seen kaw ay daan ci wàllum koppar. donc lii lépp nga xamante ni limal na leen ko am na yeneen mais mënuñu ko tënk ci benn vidéo day gudd c'est pour wan leen que ni du tey la xeexu Mame Matar Gueye tàmbali. ñi ko bëgg a sàkkal pexe tey jamono jii bi muy xar tànku tubayam pour intérêt Sénégal ñu bari ci ñoom juddooguñ donc tuuti nañ pour yàq crédibilité am ci bootu Sénégalais yi bi muy taxaw pour xeexal Sénégal amagul woon sax lu mat fanweeri at et pourtant fo ak caaxaan mënoon na ko yomb parce que benn boy town la woon mi ngi juddoo Dakar Plateau le 19 mai 1953 ñaar bu ko neexoon gannaaw ba mu defee ay études am mu nekk ci ay yitteem wala def politique politicienne comme ni ko ñu bari defee sans que mu inquiété wu ci réew mi ni muy doxee mais lu bari daf ko teel a jombale boppam parce que il s'est toujours dit que ni yenn yi waru ko. yenn yi waru ko parce que ku jur waajuram bu góor muy El Hadji Mbaye Gueye muqaddamu Seydi El Hadji Malick Sy la woon yenn yi waru ko parce que kër gi mu juddoo Dakar Plateau tey moo nekk Zawiya El Hadji Malick Sy maamam moo jël seen kër xaaj ko benn partie bi mu def ko Zawiya paawu Dakar Plateau yi tey ñu ci bari foofu la ñu jàngee alxuraan. donc kooku tey d'après jaar-jaaram d'après taxaw gi mu yàgg taxaw Sénégal d'après sacrifice yi nga xam ne yépp def na ko pour réew mi duñu seetaan ñu jël ko def ko l'ennemi à abattre. ay nit yoo xamante ni tekkuwuñ dara def seen bopp ay star parce que ñu ngi produire ay séries yu bon yoo xamante ni ay anti-valeurs la ñuy véhiculer parce que ñoo ngi jaay seen bopp ci internet bi taxaw bëgg def Mame Matar Gueye seen foweekaay lan moo tax parce que tant que Mame Matar Gueye mi ngi fi seen business du dox ci biir réew mi. léegi Sénégal dañu bëgg a jël nit ñu baax ñi rey leen ba duñu waxati duñu tekkeeti dara ci réew mi bàyyi ñu bon ñi di lëmbe ci média yi di wax ñàkk fayda yoo xamante ni amulul benn njëriñ réew mi. loolu nag ñun duñ ko mës a seetaan média bu mu neex nga def lu la neex mais ñun ak anam gi ñuy fonctionner duñuy seetaan ñi nga xam ne tey dañuy taxaw Sénégal kese moo leen ñor xeex li nga xam ne mooy valeur xeex li nga xamante ni mooy diine xeex bépp groupe wala bépp doomi aadama boo xamante ni mbon nga bëgg a saxal ci biir réew mi ñu taxaw jàmmaarloog yow doomi aadama yooyu ñu bëgg leen xeex ba dootuñ tekkati dara ci réew mi Mame Matar Gueye bokk ci doomi aadama yooyu duñ ko nag mës a seetaan dañ koy dénoncer te li ñu mën daañ ko ci def pour xamal sénégalais yi que actuellement ñi ngi mën a campagne pour détruire ki nga xam ne mooy Mame Matar Gueye donc jàngat bi tey loolu la woon pour ibbi bëtu sénégalais yi ci li nga xam ne ñu ngi koy mëne amaana daañ ci dellu si waat ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf